ñu bàyyi la rek nga wéyandi. mu nga comme nag dikkagul dañuy jukki yenn yi fas yéene ko waxtaanee yenn ci ay ponk ànd Cheikh El Hadji Mouhamadou Mansour Diop le député du peuple maa ngi laa nuyu. bu baax maam da koy tey ça va sant yàlla alhamdulilah waaw sant bu baax a baax alhamdulilah ñu fas yéene si ànd tax Birahim Diadji Touré ñu koy door ak nag dose yi ma leen wax ne kon mujj nañu ko dalloo ni ki démb lu toll ci wala sax lu jigee juróomi téeméeri junni ci ay dose benn ba ci Johnson wala Sinopharm jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram moo ko dalloo ni ki démb lañ si jublu nag moo di fexe ba lu mu gàtt-gàtt juróom-ñeenti millions si ay doomu aadama daal di ñàkku jëwriñ bi la ma sa dolli xam le moo di jamono ji gouvernement bi mu ngay def kéem kàttanam ngir nag taxawal yeneen ci ay points de vaccination fu ko defee nag askan wi war faa mën a dem ñàkk ji wuuteex structure sanitaire yi nga xam ne jamono ji gàññaa ngi fay buuxante ñu àndal Cheikh Alassane Balde. naaw bu mu dalloo 332 118 doses yu Sinopharm Sénégal daal di nag jéggi lu ëpp 1 million ci ay doses yi nga xamante ni jotandi na ko mu nekk nag ñaareelu yoon Sénégal di daal di jënd ci gafaga boppam lu jëm ci yooyu le vaccin suñu sukkandikoo ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr. loo xamante ne nañu permettre ñu yokk bu baax ñu baral vaccination bi parce que dañoo toll foo xam ne daf ko laaj parce que xam ngeen ne variant delta bi ñuy wax tax na bés bu jot rek ñu am lu ëpp juróomi téeméeri contamination. moom nag xam la ni daañu tijji yeneen bërëb nag ngir gën a baral vaccination bi. jot effectivement vaccin may am vraiment xel bu dal parce que bu ma seetloo ñetti fan yi passé wax dëgg yàlla boo demee ci centre yi ñuy vacciné woo da ngay sentir ne prise de conscience bi ñëw na. lu weesu dose yooyu la nag ñu jàpp lu toll ci junni ak ñetti téeméer ak lu teg ci dose Johnson & Johnson daal nañ koy jotit te ñu ngi xaarandi ci weeru août bi yeneen dose yi nga xamante ni Sénégal war na ko réceptionné jëm ba tey ci yooyu la vaccin di mbas mi di Covid-19. le député du peuple bu weesoo dose yu yees yi nga xam ne dalloo nañu ko jëriñ bi dénk wàllu wér-gu-yaram mi nga xam ne kon yeneen point de vaccination dinañ leen daal di sanc bu ko defee askan wi war faa mën a dem wuuteex structure sanitaire yi nga xam ne jamono ji dafa fees. waaw mais loolu lu am solo la bu fekkee vaccin yi ñëw nañu dajaloo ba ku bëgg a dem vacciné wu ji dem vacciné wu ji mais dafa am ay précisions yi ñu ci war a def parce que fii AstraZeneca moo fi nekkoon donc yi ñëwaat Johnson ak Sinopharm est-ce que dina compatible ak ñu jotoon a jël benn dose war a compléter beneen dose techniquement war nañ ci indi ay leeral ba xam parce que bari nañu jël benn dose te jëlaatuñu beneen te impérativement da nga war a jël ñaari dose ci li ñu wax ñoom. war a respecter délai bi aussi. respecter délai bi 3 mois aussi donc est-ce que dana compatible ay précision war na ci am est-ce que bu ñu boolee ñaar yu bokkul lu def loraange yooyu yëpp def ci mat bàyyi xel kantaan nag indi vaccin yi fi may xaw a kii rek mooy fi ñuy faral di wax Sénégal ci ay propre forme ci ay jënd ay vaccin mais bu ko jëndul ak ay propre forme ak ay propre moyen réew mi kenn ku nekk bopp yee si kimiet lakkandoo ku nekk sa bopp nga dal foog ñu jël ci xaalis bi ñuy doon campagne yi que meeting assumer ci seen responsabilité ndax moo yokk tawat ji ci réew mi ñu jël ci xaalis boobu jënd ci ay vaccin nit ñi vacciné wu ngir ñu mën a daw tawat ji parce que tawat ji moom fi mu nekk nii ñi doon sikki sàkkaraan amatul ñëpp dellu nañ ci gannaaw lu am la te mu ngi boom te ñu ngi gis nit ñi ni ñuy deewee donc lu ñu gën a baral jéego yi nañ ko xeeb actuellement njàmbaarte amagul de fi mu nekk nii gën a takku nekk ci waar wi mais njàmbaarte amagul parce que gagné guñu mbër mi ne suñu kanam. fu mu nekk nii dem ñàkku ji nekkatul li nga xam ne moom mooy combat bi ndax askan ñu ngi dem ñàkku ji waaye disponibilité li nga xam ne moom mooy vaccin yi moom moo war a doon combat bi. waaw je pense que au-delà li nguur gi di jënd am na tamit li ñuy woowee initiative COVAX bi nga xamee ni tamit dafay jàppale réew yi nga xamee ni bokk na ci réewum Sénégal yoo xam ne dañ leen di jox. yenn ci ay doses xam nga fan yi passé am na yu ñu dalloo yoo xam ne mu ngi jógee États-Unis yoo xam ne dañu ko may am yeneen yoo xam ne mu ngi jógee ci yeneen i réew mais initiative COVAX tamit day ñëw gën a renforcer mais ci lu jëm ci point de vaccination yi xam nga hôpitaux yi ñu ngi koy wax ñoom parce que boo duggee hôpital bu ci mel ni Philippe Maguilène Senghor wala beneen hôpital bu mu mën a doon nit ñi dañoo jàpp ni vaccination bi donc moom moo fay nekk ba nit ñi fees fa dell mais il faut ñu bañ a fàtte ni au-delà de Covid-19 am na ñu am yeneen i feebar yoo xamee ni dañ leen wala jël en charge ci structure de santé yi ndax nit a ngi fi def AVC ñu war ko jël en urgence ci benn hôpital bu mu mën doon Fann wala feneen fu mu mën doon ci wàllu réanimation mu am lu ñu wooye les lits réa Covid nga xamee ni ñu yore coronavirus te nekk ci sauvetage foofu lañ leen di teg mais ci lu jëm ci wàllu vaccination dañuy rafetlu li nga xam ni préfet yi ak gouverneur ak yooyu def nañu ko rawatina préfet bu Dakar Plateau sanc ay
ci yenn ci ay bërëb ci Dakar pour nit ñi mën a génn ci hôpitaux yi bañ a dem ci hôpitaux yi di fa fees ndax ñoom it dañuy am yeneen i urgence rawatina ci wàllu coronavirus bi pour mën a dem ci yooyu les tentes mën a vacciné wu gis naa benn bu ñu sanc ci stade Léopold Sédar Senghor. am na benn bu nekk place de la nation. place de l'Obélisque am na bu nekk tamit yaakaar naa ci booru corniche bi. ci booy dem Dakar. ak yu ni mel doo place du souvenir donc yooyu yëpp. ay point la yoo xamee ni yéex nañ ko def mais baax na ñu def ko te je pense que am na leneen loo xamee ni faw nguur gi tamit jël ko en considération gis ngeen réew yu bari nga xamee ni situation bi dafa xaw a critique dañu woo armée bi parce que armée am na taxawaay boo xamee ni mën na ko fa am muy par exemple sanci ay hôpitaux de campagne foo xamee ni yow da ngay désengorger hôpital yi nga xamee ni hôpitaux yi nga xamee ni ñu ngi fii ndax fees ñu sonn nañu sanc ay hôpitaux yoo xam ne ay tentes la am ay lits réanimation am wàllu oxygénation ak yeneen ba nga xamee ni di nga mën a may tuuti médecins yi nekk ci biir structure de santé yi ñu xaw a mën a gën a focaliser wu ci lenn loo xamee ne ci la ñuy liggéey mën a noppalu ko également parce que ça fait 16 mois ñu nekk ci xeex coronavirus am na si ñoo xamee ni dans certaines structures de santé mais dañuy aj seeni congé jëlatuñu congé depuis 16 mois yi nii jëluñu congé c'est-à-dire congé annuel bi nga xamee ni yow am nga sañ-sañu jël ko wala Mansour wala man mi ci structure yi ñuy liggéey ñoom amatuñu sañ-sañu jël ko dañ lay may 2 jours de repos tey am na nu muy demee sax balaa sa 2 jours di bët ñu waat la ne la yaa une urgence foog nga ñëwaat donc il faut vraiment que ñu jàppale médecins yooyu ak personnel médical bi mais nguur gi tamit am na rôle bu mu ci war a jouer. personnel bi médecin bi ñu jàppale ne kon ña nga xam ne ñoo nekk ci CTE centre de traitement épidémiologique yi ni ki démb jiitu nañu président Macky Sall def leen ganesi dem na ca CTE bu l'hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye hôpital Fann waaye te dem na ca hôpital Idrissa Pouye bu Grand Yoff foofee njiitu nañu président Macky Sall mu nga doon rafetlu kon liggéey yëpp waa kër docteur ci li nga xam ne moo ñeel wàllu vaccin waaye wàllu traitement yi ñu ànd Cheikh Mohamed Diop. njiitu réew mi moom président de la république ni ki tey ci talaata gi mi ngi woon ci centre de traitement des épidémies ñu gën ko xam ci CTE nekk fii ci Dakar ci jamono ji nga xam ne tolluwaayu mbas mi di Covid 19 cas yi ni muy yokkee moo xam li mu ñu am wopp ji ak ñi ciy faatu jéggi na dayoo lool dem na ci hôpital Dalal Jàmm Guédiawaye hôpital Idrissa Pouye Grand Yoff hôpital Fann hôpital principal seeti tolluwaayu liggéey bi ak surtout maladie ak ñi nga xam ne ñoo di waa kër docteur ngir bëgg a xam ni ñuy gérer mbir mi ci jamono jooje la ci pëtaxlu woowaat sénégalais yi bu baax a baax ci ñu gën a moyu mbas mi gën a it farlu ngir ñàkku ci nu mu gën a gaawee respecté mesures barrières yi ca noonee sax la xam ne ne gouvernement am mi ngi def képp lu mu mën ngir wutum vaccin wu doy ngir sénégalais yi mën cee gis seen bopp muy xam ne sax ne jëriñ gi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram dina sax réceptionné bu yàggul yeneen lu vaccin waaye muy fàttali sénégalais yi ne vaccin yi bu ne gàññi te nit ñi bëgg ñoo ñàkku day mel ni liggéey wu yaatu la te am solo lool wuy tàbbi géej njiiti réew mi la république ci jamono ju muy am les visites ci yooyu hôpital wala centre de traitement mbas mi di Covid 19 moom wàññiwul dooleem benn yoon ndax Sénégal ni ki tey ci talaata gi wàññi nañu junni ak ñetti téeméer ci ay nit yi faatu ba mu tàmbalee ba léegi fukk ak ñeent ci ay nit yi faatu yees bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu ministère de la santé et de l'action sociale. Birahim Touré ban jàngat ngay def ci visitu njiitu réew président Macky Sall ci CTE yu mu dem démb. mais c'est bien ci centre de traitement des épidémies la dem. mais xam nga ñoom wala ñun ñi xam nañu lan mooy CTE. mais gis nga sénégalais lambda bi nga xamee ni mu nga dëkk booru ñaari tali wala waagu ñaay wala feneen xam fu muy dem Gaspard Camara. ñoo gën a jigéen président de la République. c'est très bien dem ci yenn bërëb yi ay hôpitaux yu mag la yoo xam ne day recevoir ay nit. mais doxantul également ci li ñuy woowee ay centre de santé poste de santé. fu ci mel ni Philippe Maguilène nga dem xoolal sa bopp askan wi li ñu fay nekkee conditions yi ñuy dundee nga dem fu mel ni Gaspard Camara wala nga dem fu mel ni nu ñu koy Nabi Choucair ak yu ni mel ça permet nga mën a xam au-delà de say ministres li ñu lay wax wala yenn directeur technique lii am na fii lii baax na parce que gis nga bay ñëw ñu ne président mu ngi ñëw dañ la waajal président mu ngi ñëw bu salte woon dañ ko satal président ngi dugg ci koñ bi au moins 5 minutes avant wala je dirais plutôt quelques heures avant lii di personnel de sécurité am dañ fa jiitu xool wala ñu seet naka lay ñëwee ci wàllu ko sécurité am donc dinañ ko waajal mais na dem de manière inopinée li ñu naan bett leen mais ci yenn structure de santé yu ndaw yi parce que ñoom itamit dañu am ay jafe-jafe li fay nekk ci askan ñu bari mënuñoo dem hôpital principal ñu bari xam fu ñu yem Nabi Choucair wala Dantec wala nu ñu koy weeti bi nekk ñaari tali Gaspard Camara parce que moo leen gën a jege peut-être que li ñuy fay
1000 francs la ñuy fay ticket pour mën a dem ñu consulter la wala 2000 francs mais duñ dem Fann duñ dem hôpital principal duñ dem ci hôpitaux yu mag yooyu c'est très bien de voir ce qui se passe mais pour soutenir le personnel médical fépp nag fu mu mën a doon na bañ a yem ci CTE yi ñuy wax parce que ñoom am nañ seen matériel am nañ lu ñuy liggéeyee mais am na ci yeneen bërëb yoo xam ne peut-être seen matériel motul. njiitu réew président Macky Sall sol dàllam tàggoowul dem ci centre yooyu nga xam ne moom la ñuy lim sànq loolu dafay firndeel ne xeex bi ak mbas mi daf koo ñor wala communication bi lañ sa dëxëñ. mais lu jaadu la foog mu dem xool situation ñi tawat ci hôpitaux yi loolu lu jaadu la te lu ñu mën a rafetlu la. mais après visite bi xam na ni hôpital yi fees nañu xam na ni corona bi yaatu na en réalité kenn waxu ko tiimul kayit gisul image mais dafa gis ak boppam dund donc war na xam en tant que njiitu réew lan la ñu war a jëlaat ci ay motuwaay Birahim mi ngi koy proposé sànq ay hôpitaux yoo xam ne wala campagne la ñu koy def déjà ñu ngi koy commencé fu mel ni hangar des pèlerins ak yu mel noonu mais dañ ko war a gën a yaatal fi mu nekk nii bi ci des muy dee ñiy dee seen i kër maam mu ngi commencé bari léegi. kilifa war nañ ci bàyyi xel. ñiy dee seen i biir kër traitement à domicile. am sibbiru yu ndaw daal di dee même yooyu war nañu indi motuwaay ci bu ñu deewee ñu xool ba xam parce que bari nañuy dee seen kër ñu jël leen noonu taxañ après dem yóbbu rob yi ok xamuñu ba xam Covid la. c'est vrai que borom xam-xam yi nee nañu après boo faatoo ndax Covid virus bi fekk gagné na la soog kii donc nekkatoo xëy na. virus bi di nekk ak yow ñoom mooy thèse bi ñu mujjee woon a joxe ginnaaw bi ñu fi commencé woon ay funérailles spéciales yoo xamante ni bii waaw yu costaud yoo xamante ni bii boo faatoo say mbokk du ñu sam accès ci yow finalement xam nañu ni boo deewee dootoo des ak virus bi mais dégg en tant que tel ci biir dëkkuwaay yi war nañu xool comme xam nañu ni Covid bi dafa yaatu fi mu nekk nii ñu sabab gëstu lan moo sabab dee yu bari yi nga xam ne ay grippe yu ndaw lay doon benn fan ñaari fan nga dee ci sa biir kër ana lan moo ko sabab loolu itam njiitu réew mi na ci bàyyi wàlla xel ci visite bi nag xalaat nañu ni xëy na tey ak suba dina jël ay motuwaay yu gën a baral jéego yi incha allah atia dañuy desandi ba tey ci wàllum mbas mi yax nag secrétaire général bu section de Gësëm ca l'hôpital principal moom nag El Hadji Mansour Ndaw lay wuyoo la mu bëgg moo di test PCR yi ñu daal di koy démocratiser gën ko yaatal su ko defee résultat yi ñu gën ko di ko gaaw jot tamit test yi gën a gaaw ñu teewlu ay kàddoom. troisième vague bi ku la ko waxul ak ku la ko wax yëpp c'est catastrophique métti na trop surtout si problème mu place te dañuy xool yan solution lañ mën a am pour action yi mën a gën a gaaw surtout pour les places puissent se libérer le plus rapidement possible te xam nga tey actuellement nii au niveau de l'hôpital principal am na ñaari CTE am nañ laboratoire te xam nga ñun suñuy test yu ñuy def au niveau des CTE dañ koy yóbbu Institut Pasteur toog 48 heures pour jël résultat alors que hôpital principal am na laboratoire boppam bu mën a def ay PCR boppam pour malade yu nekk CTE yu nekk si biir hôpital bi mën na def ay PCR boppam mais joxuñu ko suffisamment de moyens et surtout les réactifs yoo xamante ni ministère moo koy joxe pour ñu mën a def yenn tests yi donc loolu bokk na si loo xamante ni war nañ si mën a duut baaraam appel bu ñuy lancé monsieur le président de la république surtout par rapport ak doxalin bi ñu xam ne il faut ñu xam ne mbir mi ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku ne sa xalaat ñu bañ la ko ni Birahim je pense que lii bés bu ñu si taxawee dina tax sax test PCR yi nga xam ne dañu siy tudd ay fraude sa aéroport dina wàññeeku. waaw xam nga test yi Mambay booy fàttaliku ci première vague Covid 19 bi waa IRSF ñu ngi doon kaas parce que daw ñu leen jox li ñuy woowee réactif bi nga xam ne moom la waayu CITAS bi wax parce que nguur gi moom moo ko yore te effectivement nguur moom moo yore rawatina ministère de la santé possibilité ak ñi nga xam ne ñoom ñooy Institut Pasteur pour joxe yooyu les réactifs ba nga xam ne di nga mën a def test PCR rapide boobu mais tey le problème qui se pose est effectivement da ngay dem fenn pour ñu defal la test ci benn hôpital bu mu mën a doon moo jël exemple hôpital Rufisque boo defee sa test tey résultat bi dañ la naan dans 4 jours gën kaa néew mais diggante ba ngay defee sa test tey àllarba di war a xaar samedi wala dimanche pour jot résultat bi mais Mambay dem nga fu ne dëkk nga ak ay nit peut-être que am na coronavirus wàll nga ko ñeneen parce que test bi dafa yéex génn balaa nga ciy jot yàgg na peut-être ci diggante bi am na ñoo xamee ni Mansour mu ngi koy junj sànq ci yenn hôpitaux yi nit ñoo xamee dañuy dee seen biir kër tout simplement parce que dañuy dem ba toll ci détresse respiratoire di maanaam dem ba war a soxla ku la assister ci wàllu oxygénation ngay doog a dem hôpital fekk na presque c'est trop tard wala pour ñu sauvetage moo tax ñu lay wooyee sauvetage parce que fa nga jëm faw ñu jël
récupérer réanimer la parce que fekk na c'est trop tard mais test bu ñu ko defoon de manière régulière mais surtout mu doon des tests rapides ça pourra permettre au moins ñu mën a circonscrire le mal mën a xam ne kii de am na ko tel ko gàttandu ba nga xamee ni pour la prise en charge ce sera moins lourd parce que la ngay fay ci wàllu réanimation non seulement du tas mais la ngay fay ci réanimation di maanaam moyens yi ngay utiliser ci réanimation ci ay oxygénation ak yeneen mais c'est de l'argent xaalis la alors que bu dee dañ ko teel a gàttandu parce que def nañ test bi léegi ñu am résultat yi léegi dañu mën a jël ay comprimés lay doon ak ay vitamines ak yu mel noonu mën a dabbu ba nga xamee ni peut-être di nga mën a suivre sa traitement te duñu soxla di la yóbbu réanimation wala ci sauvetage donc nañu baral test yooyu peut-être loolu nguur gi moom moo koy yore xaalis la bu mu war a génne pour jënd ay test PCR rapide yooyu comme ni ñu koy defee un peu partout dans le monde. su weesoo test yooyu El Hadj ndax xam nga ne kon combat bi doxoon ci diggante Balla Gaye 2 ak Bombardier ñëpp ñu ngi ko doon xaar waaye nag dañu koy dàqandi ba jëmmi jamonoon ndax mbas mi fi mu toll gouverneur bu Dakar moo jël boobu lépp dogal gannaaw ba mu sekkee waxtaan ak Gaston Mbengue ak yeneen ci ay promoteur làmb ñu ànd seex président Lamine Gueye. lambu Sénégal jóge ci crise bu tar jaare ci ñaari vague yu njëkk yu Covid-19 waaye tey jii coup bi mu jël yóbbu na ko teer situation sanitaire bi moo fa jaar lamb yi ñu doon xaar yëpp dàq nañ ko ba jëmmi jamono décision bu tar bu metti ci mbër yi ci fans yi waaye surtout ci promoteur yi nga xam ne xaalis bu baree bari la ñu dugal ci lamb yooyu doon ci xaar bénéfice soo jàngatee ba ci biir situation bi amul kenn ku muy arrangé rawatina sax autorité bi nga xam ne moo jël décision bi ndax nag ñu wax côté de situation sanitaire u dëkk bi dafa garaaw trop rawatina nag ndakaaru gi nga xam ne fi la làmb yooyu waroon a amee sport làmb baax na waaye amul benn sport bu mën a fay bakken dakkal bi ñu dakkal combat de lutte yi di ñëw signal la tamit pour yeneen sport yi waaye yemu ci signal la pour bépp organisation boo xam ne dafay mobiliser ay nit yu bari waaye état bi warul rek yem ci jël décision suspendre lépp luy combat buy ñëw dafa war a jël loolu jël ay mesures d'accompagnement pour mën a amortir choc yi ciy jóge rawatina ay pertes financières jëm ci lutteurs yi promoteurs yi ak jëpp ñi nga xam ne yëf yi mën na leen laal objectif bi du doon lenn lu dul fexe ba làmb ji du fa jaare sooxe jox koy jumtukaay yu koy yëkkatiwaat ci nu El Hadj dafa mel ni kon saison làmb ji dañ koy ajati ba jëmmi jamono. loolu moo jaadu parce que mënuñu bàyyi làmb am ñu naan ay huis clos partiel ay benn nit ñoo fay nekk lu ci mën di am ñaar ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy bëre sax bu ko ci kenn amee nag du ko wàll ki ci des bu ñu ñibbee seeni ay soppee faw ñu laal leen faw ñu joxante loxo faw ñu akolaat leen am mbégte bi ak yooyu noonu te làmb bu ñu koy wax sax nag ci Sénégal dafa am lu ko sos muy traditionnel bi nga xam moo ci tënku ay tuus ay bàkku ak yu mel noonu mais yooyu bu amul ci làmb pratiquement nekkul làmb kon ñu def comme boxe yi yeneen dëkk yi ci des mais ñi seetaan si daf ci am solo ñooñu ne bu fekkee amuñu place nañ ko dakkal c'est pas la fin du monde bi ci des nag mooy faaw ñu dellu soit ci 1000 milliards junni milliards yi ñu dajale woon daaw Mamadou Lamine Diallo posé na question bi honorable député faaw ñu posé waat question bi est-ce que lépp dañu ko yemale ci ay dund yi ñu joxe ay macaroni ak ceeb yi ñuy jënd ci gan anam la ñu ko séddalee ci yenn ci ay secteur muy transport bi muy hôtelier yi ak et cetera parce que 1000 milliards du caaxaan 1000 milliards ak lu néew waroon nañu ci am ci jumtukaayu paj yoo xam ne tey troisième vague bii nga xam ne bett nañu waroon na fekk ñu waajal ci ay bérébu fajukaay ay campagne yoo xamante ni bii wala même gën a renforcer waat dispensaires yi wala même case de santé yi tey difficulté yi Sénégal doon jànkuwanteel ci wàllu paj ba léegi mu ngi koy jànkuwanteel ci ay case de santé yu mujj soppali ko ay dëkkuwaay kaña ay dispensaires yoo xam ne amuñu ay infirmiers yu fa nekk donc bu ñu defalee ñenn privilège bàyyi ñeneen ci Sénégal yi dafay poser problème fokk ñu dakkal lépp loo xam ne activité la Sénégal yi jël ko au sérieux doon naa ko fi wax dama koy répété waat kenn ku nekk na jàpp ni moom mooy ki am feebar boo ko wàll ki ci des moytul sa bopp ngir moytul ñëpp parce que nit ñaa ngi dee te fi nekk nii gis nañu ñu ci kii bu mujj bi delta bii nii bari na ay ndaw yoo xam ñu ngi ciy dee donc am na ay rencontres yoo xam def nañu koy université pour ñaax étudiants yi pour wane ni bàyyiwul benn âge dans ce cas kenn ku nekk nag mooy jël ay responsabilités bu nguur gi ñëwee def ci effort ñu jàppale leen ci bu ñu deful effort ñoom ñu xam ni ñoom ñooy nekk victimes yi ñoom ñi nga xam ni parce que benn exemple boo demee fu mel ni Allemagne Italie
jamono yi fa wopp ji amee doole dëgg-dëgg bari woon na ay médecins yuy dee de. loolu ñu koy annoncé ay docteurs yuy dee fii c'est vrai que côté santé bi am na ay victimes certes mais. loolu comme fële donc wane ni ñoom am nañu côté bu ñu mën a jëlee seen ay responsabilités. donc askan wi nga xam ni xamul nag manul li koy sauver mooy muy takk ay masques surtout nag maam am na boo xam ne dama ci lancé wàlle nit ñi ci mesure barrières yi muy distance bi nit ñi dañuy dandante benn mètre wala lu ko ëpp parce que loolu lu ci am solo la takk masque continuer laalante taxul nga mucc ci tawat ji nañuy dandante. dañuy soriante Birahim ba duñu yegg ba bu weesoo làmb ji yeneen activités itam ñu mujj leen arrêté rek. mais gis nga jamono am na fu muy toll da ngay soppi doxalin te dañoo toll si jamono boo xamee ni soppi doxalin day am Mansour mu ngi joxe exemple médecins yi nga xamee ni dañu doon faatu ca Europe ak un peu partout tey Tunisie dañoo nekk ci situation boo xam ne yeneen i réew ay France ak yooyu dañ leen di jàppale ci wàllug oxygène ci wàllug jumtuwaay kër docteur te pourtant bu dee ci wàllug koom ñoo ñëpp koom mais ñooñu sonn nañu sonn boo xamee ni hôpitaux yi surchargé ñoom ay jafe-jafe pour mën a gérer seeni malades surtout les urgences mais jamono am na lu muy laaj boo fa tolloo da ngay soppi doxalin gis nga ca Angleterre comparaison n'est pas raison mais ca Angleterre mais championnat wu wàllug football mais moo ëpp xaalis junni yoon suñu làmb ji wala suñu football wala suñu benn activité mais ba ñu koy def benn moment dañ ko dakkal perte nañ ci ay milliards de francs CFA wala ay milliards de dollars ci lu jëm ci yenn club yeeg yu ni mel mais il n'empêche bi ñu demee ba war a ne ni dañuy def huis clos dañu def seeni match à huis clos ba ñu demee ba ci biir li ñu naan jamono day soppeeku ñu gis na ni peut-être mbir yi wàññeeku na ñuy doog a indiwaat public ak ay gestes barrières ci biir stade yi mais bu ñu demee ba gis ni situation bi toll na fenn mais ils ont encore tout arrêté loolu nag bu ñu fi àggee comme je le dis jamono moom lu mu laaj nga koy jox am na ñoo xamee ni tey jii man soo ma woowee ci làmb du ma fa dem tout simplement parce que taluma ko dama naan ni sama santé wala samay santé mbokk samay doom samay waajur ak yeneen moo ma ëppal solo 5 minutes ba may dem toog door na ko daan na ko jeex na doon na ko daan na ko jeex na 5 minutes boobu nga koy am nga génnee fa ab feebar boo xamee ni fan ngay mujjee dal na ko dee na suuli nañu ko. il faut faire attention ñu àddu jëmale ci comité bu suivi fonds force Covid 19 bi nga xam ne ñoom def nañu ak taxaw seetlu ci liggéey ba ñu leen dénkoon général François Ndiaye mu ngay xam ne kon am na ay impair maanaam ay njuumte yu nga xam ne ni nemmeeku nañu ko si yenn ci ay ministères yu nga xam ne ni def nañu ay dépenses yu nga xam ne fa ñu ko yóbbu kenn xaaree ko fa woon loolee nag ñu ngi ko doon amal ci présentation rapport bi démb si janox taskatu xibaar yi ànd seex société civile bi Momar Ndaw ay kàddoom bu fekkee jàppandi na ñu teewlu ko. effectivement liggéey bi ni ñu ko xoolee jaar na ci ni ñu tëralin woon yi nga xam ne mooy tëralin ni ñu waxoon ndaxte ni état di jaayee ak ni muy jëndee da koo bind ci ab téere de ko benn code des marchés publics di njënd meeg njaay mi nag waree démarrer nga xam ne war nañoo jënd li ñuy jox population yi tamit état dafa génne woon tam yeneen i dogal yeneen i tëralin yoo xam ne méngoo na ak li nga xam ne moom lañ ko defee kon jàpp nañ ne li nga xam ne moom la ñuy dépensé ni ñu ko dépensé ak li nga xam ne mooy tëralin ni état bi tëraloon méngoo na lépp nag yembut am na ay yenn rëq-rëq yoo xam ne gis nañ ko bind nañ ko am na par exemple ñoo xam ne jox nañ leen ndimbal boo xam ne yeyowuñ ko ndax ay fonctionnaire leen wax nañ ko sànq tamit njëg yi mënoon nañ am njëg yi gën a yomb xañ na bu ngoog El Hadj koy wax sànq am na ay dépenses waaye am na ci nag ay impair yu nga xam ne ñoom ci boppam soulevé nañu ko waaw dafa ñëw gën a dëggal li ma doon sànq junj naa ko ni am na dépense yoo xam ne jaru ko woon wala ñu dugal ko foo xam ne waru fa woon a dugg heureusement bi que kuréel gi doon saytu wàllu ñoŋte ci wàllu ŋàbbin wi firndeele ak bi mu ko dëggalee parce que junni milliards moo dul caaxaan alors yu mel noonu nag moo gën a graaw coronavirus gis nga corona côté santé la mais santé économique dafa am solo réew bu sa fekkee amul santé économique ak wàllu gestion bis bu santé ñëwee comme épidémie bi daf leen di faagaagal parce que du fekk ca kees ya lu askan wi mën a jël pour jàkkaarloog tawat jooju gis nga Sénégal foog ñu defaraat moral yi ak jikko yi mënuñu yalwaan benn junniy million dajale ko pour xeex ak benn tawat bu ñu xamagul kañ lay jeex lii suñu doon waaye tawat la joo xam ne da ngay suuxate ko sooke mu ngi fi xamuñu lu ko fi indi ñu ngi koy wàllante ci noyyi faaw nga noyyi ñu ngi koy wàllante ci jigéeyantoo faaw nit ñi doxi seen ay soxla ak liggéey kon liggéey suuxat moo ko sooke xamuñu kañ lay jeex bu ñu dajalee junniy milliards ci diggante benn at bu fekkee nit osé ne jëfandikoo ci anam gu méngoowul ak yoon maladie la feebar la ci wàllu moral feebar la ci wàllu gestion feebar la ci wàllu économique te loolu dañ ko waroon a jubbanti gis nga faj loolu
moo gën a nekk farata faj coronavirus. malheureusement dañu foog ni fii féetee nguur sàcc raw. parce que mënuñu koo tuddee lu dul sàcc. mënuñu koo tuddee lu dul sàcc. ak gis nga détournement kàddu gu ñu rafetal la. loo moomul moomoo ko ci gàttal. boo seetee maa ngi seetaan benn documentaire Suède da ngay sax yéemu c'est-à-dire que même cigarette sanctionné nañu ministre bu jënd ci gestion ci mission bu mu doon dem jënd ci benn paquet cigarette dañ ko ci topp. c'est justifié ko ci xaalisu réew ma amoo ci sañ-sañu jënd ci sa carburant boobu amoo sañ-sañu taal ci oto bu fekkee liggéey woo mais imaginez tey fii la ñu fal benn ministre mu toog ak ay njabootam état majeur am ci salon ni léegi suñu coono àdduna jeex na parce que falu naa. tu vois situation yu fii ak ñu ngi ciy dund xeetu tawat yu mel nii bu ñuy def ñuy gagné parce que day fekk financièrement du ñu taxaw mais moralement du ñu taxaw. donc loolu la ñu war a defaraat parce que mënoo yalwaan dajale benn junniy milliards war ko jëfandikoo ci xeex ak ay tawat après ñu def rapport ni am na jalgati gu ci am. am na lu ñu jëfandikoo lu ñu war a woon a jëfandikoo am na ñu ko jox ñu ko yeyoolu woon. c'est dommage. justement Birahim foofee problème suivi mooy daal di taxaw am na ay jalgati kon nag ñu ngi xaar yoon def liggéeyam. mais warul bett kenn jalgati bu fekkee ne am na ci xam nga on s'en souvient ñi nga xam ni ñoom ñooy jiite comité boobu François Ndiaye ak ay ñooñam. li ñu xam nga lan moo nekkoon premier problème bi dañoo laaj Mansour Faye ne ko jox ñu say document lu firndeel ni def nga nangam jënd nga sangam ak yooyu fan la mujjee coow la mujjee woon. ñu naan ñu ngi koy xaar mu ne ba léegi am naa sañ-sañu bañ leen ko jox alors que ministre la boo xam ne dañ ko dénkoon benn pàcc ci wàllu woowu mais foofu loolu ba ma commencé. mën nañ jàpp na fa muy terminer tamit du doon lu yomb c'est-à-dire que aujourd'hui jalgati boobu am na ñoo xamee ni ñoom seen bopp ñoo ko wax am na ñoo xamee ni dañoo jël koppar gi li ñu waroon a jël jox ko askan wi wala dugal ko ci benn bërëb boo xamee ni loolu moo ko taxoon ni jëkk ñu jël ko jox ko seen i mbokk séddale ko seen i mbokk ak yu ni mel ça c'est pas un délit c'est un crime gis nga crime nag bu amee da ngay topp ñi ko def teg leen yoon bu ñu leen waree tëj kaso na ngay demee di tëj kaso benn Karim Wade wala benn Khalifa Sall nga ni parce que dafa détourné ci li nga jàpp ni dafa détourné nangami milliards wala nangami millions mais c'est exactement la même chose ci koo xamee ne autorité la no am lu ñu la dénk même bu dee 1000 francs nga ci détourné même daan bi nga war a am. ñu àddu jëmale ni mu leen ko waxee sànq sax ñu ngi ko doon waxtaanee mu di conseil constitutionnel bi nga xam ne léegi mat na sëkk ñett ñi turam président Macky Sall ñett ñi sa manqué woon xaatim na décret ngir mottali leen mu di Seydou Nourou Tall professeur titulaire bu université ak nekk jamono ji membre bu conseil constitutionnel def nañu ko vice président bu conseil constitutionnel ba Aminata Ly Ndiaye magistrat la Mamadou Badio Camara ak Youssou Diaw Mbodj ñoom la ñu am mottalee ñi nga xam ne ñoom ñoo manqué woon ci conseil constitutionnel bi ñu àddu jëmale ci révision bu exceptionnelle liste électorale yi ndax xam ngeen ne kon ñi ñëw ay primo votant ku ci bëgg bindu wala nga saytuwaat ñu ñeel wàllum bindu mi booy dikk na nga andi sa carte d'identité biométrique loolee nag ñu bëri ñu ngay njoxt ni mën na tax ay primo votant yu bëri ñu masul voté bëgg voté te du ñu mën a voté leeral yi ak Ndeye Khady Thiam Tall. fanweeri fan ak benn ci weeru sulet bi ñu nekk jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru septembre bii di ñëw dinañu nag daal di amal révision exceptionnelle lu liste électorale yi ba tax na nag ab commission administrative daañ ci taxawal benn gën gaa néew ci commune bu ci nekk muy ay commission yoo xamante ni nag dinañu nag daal di sàlloo dimbale ñi bëgg a changer fa ñuy voté ñi nga xamante ni dañoo ñàkk seen bakkante nekkoon ci liste électorale yi waaye ñi nga xamante ni itam mënatuñoo voté niki noonu ñi bëggatu la bokk ci liste électorale yi waaye la ca gën a am solo itam bokk na ca ñi bees ñi bëgg bindu ñoom ñooñu sax nag faaw ñu am fukki at ak juróom-ñett gën gaa néew niki ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 muy ab inscription boo xamante ni mënuñu ko def filek daal di wuñu wane seen carte d'identité biométrique CEDEAO muy ab condition boo xam ne nag ba moywul dina tax ba ñu bëri duñu mën a inscrire ndaxte ñu ci bëri ci ñoom jotaguñu boobee carte waral sax ñu gis ni waroon nañoo daal di bàyyi li nga xam te ni moom moo di récépissé bi mën a tax ñu bindu ci yooyee liste ponk boobu sax nag tax na ba ñu bëri ci opposition bi di tuumaal njiitu réew mi di wax ni dafa bëgg ndaw yooyu bañ a voté ndaxte lu ëpp ci ñoom ci li fa jot a jaaragum ci ay nguur yàgg nañoo jàpp ne duñu far ak nguur gi sampu. El Hadj primo votant yi war a présenter seen pièce d'identité biométrique laata ñuy mën a bindu ji loolee de ñu ngay njort ni ñu si bëri boo xefee duñu mën a voté. c'est-à-dire man dama comprendre boo amee carte d'identité biométrique bu CEDEAO nga xam ne dañuy defaale ci carte bi en même temps que yow mun ngaa voté. yow nga am carte électeur bëgg a dem bindu ci waat dañ lay génne laatal beneen carte ci diggante bi daar wala fan la ñuy firndeel ci sa carte ni yow am nga sañ-sañu voté parce que bu fekkee da nga am parce que vote bii li tax ngay mën a voté dañ koy préciser ci biir carte d'identité bi
bu fekkee mënoo voter dañu koy préciser à ne pas voter loolu la ñuy préciser ci pièce bi. waaw bu fekkee yow am nga carte d'identité ba noppi soog a war a dem bindu jiwaat wala yaa ngi soog a am 18 ans. wala amagul ko xëy na fii ak fin d'année nga koy am. dem voter. ak carte d'identité ni muy yéexee ci Sénégal léegi boo ko amee fekk commission révision liste électorale yi ñoom seen liggéey jeex parce que dafa am date bien déterminée. léegi yow fan ngay bindu jiwaate ak nan la ñuy ajouté waate que yow mun nga voter ci sa pièce d'identité. dafa bëri caaxaan dafa leerul. loo xam ne dañu war a jël temps leeral ko ci askan parce que primo votant yi nombre la boo xam ne kenn du ko sàggane ci électorat bu Sénégal diggante bi élection mujjee am ak léegi ñaata xale ñoo fi am 18 ans ñaata xale ñoo fi déposé pièce d'identité. ñoom am nañu chiffres yi donc boo xoolee nombre la boo xam ne dañu leen war a sacrifier ñu nar a bañ a bokk ci élection mais loolu kenn mënu ko muñ. loolu faaw ñu taxaw xoolaat. dëgg xool li ñuy def fan lañ ko teg quoi. primo votant mooy lan. sinon kay nañ def li ñu doon def. nga am carte électeur ak carte d'identité comme numérique yu maître Ousmane Ngom ya mu nekk ñaar yu niroo tolloo. mais yëpp dañ ko boole ci benn carte. def ko benn biométrique. ba noppi da ngay am carte d'identité ba noppi soog a mën a bindu ci liste yi mais boo bindee ci liste yi itam fekk nga am d'identité mais lan mooy préciser ni yow mun ngaa voter ci sa pièce d'identité. xanaa ñu génne la beneen xidma. ngay xaar ba am carte d'identité pour mën a dem bindu ji ñu mën la permettre ce récépissé de dépôt de carte d'identité nga mën cee dem bindu ji parce que am na ñoo xamee ni par exemple le 31 décembre du ñu am 18 ans ñu ngi am 18 ans peut-être le 10 janvier wala le 1er janvier. Mais ñooñu bu fekkee ne révision exceptionnelle sur le liste électorale bi dafa tëj te amaguñu carte d'identité parce que bindooguñu pour mën a am carte d'identité. Ça risque de poser problème. Ça veut dire que tu vas écarter des citoyens sénégalais yoo xamee ni dañuy am 18 ans révolus ne ni dañoo bëgg voter mais loi bi wala ni ñu moolee mbir yi permettre leen ñu mën a voter moo tax ñu ci mel ni ay Ndiaga la yenn experts électoralistes li ñuy wax mooy nañu fexe ñu indi benn dérogation boo xam ne day permettre jeune bi nga xamee ne il aura 18 ans révolus peut-être septembre octobre novembre ba janvier mu mën a joxe produire lii di récépissé de dépôt de carte d'identité parce que comme Mansour nu mu ko waxee balaa ngay jot carte d'identité ça peut prendre du temps donc mën nga def sa dépôt pour am carte d'identité fekk clôturé nañu révision exceptionnelle liste électorale yi avant ngay jot sa carte d'identité donc yow dootoo bokkati ci élection yi doo mën a dem voter ji te constitution wu Sénégal charte réew mi moo xam le ni ku am atu voter te am sañ-sañu voter dañ la war a permettre nga voter kon day mettre que droit boo xamee ni yow yaa ngi koy salfaañe ki nga xamee ni moom mooy citoyen sénégalais te loolu déjà sax c'est anticonstitutionnel. bu féetee sa commune bu Tasset arrondissement bu Noto diwaanu Thiès fa la village ba féetee foofee askan wa boolu jàmbat lu fees del lañu enu ay jafe-jafe képp la ñu jànkonteel si ñàkkum ndox ñàkkum courant yoon bu jàkk amu fa bërëbu fajukaay bu tur képp la ndax amul benn équipement askan wa profito ci benn cérémonie ngel ngir nag becc seen boolu jàmbat ka ñu dénk seen kàddu moom la ñu tuddee woon bés ba di artiste comédien bii di Billy Rijal ñu teewlu ay kàddoom. ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk fii ci Mbousnakh Ngourbane gisuñu suñu bopp ci li nga xamante ni moom la gouvernement di doxal ñun nag dañoo taxaw temm dafa am loo xamante ni dootuñ ko nangu depuis année 60 ba tey courant musu fee tàkk lu dul semaine bii ñu passé te li tax mu tàkk fii ñun ñoo génne suñu ñàkk kër gu nekk joxe xaalis pour ñu taxawal li nga xamante ni mooy courant est-ce que loolu yoon la bi li ci boppam li mu bëgg mooy commune bii nga xamante ni mooy Tasset fii la ñu taxaw di wax muy Mbousnakh Ngourbane waaye yeneen dëkkaan yi lii ñuy jooy moom la ñuy jooy kon dama bëgg képp ki nga xamante ni da nga bëgg a faluwaat fii na la leer ne am na lu rëy lu lay xaar fii ci Mbousnakh Ngourbane ak li ko village fii dañuy wax lu am solo nee nañ seen diggante ak village bi nga xam ne moo am courant matul 1 kilomètre te pourtant ñoom dañ leen tëb ci wàllu courant ba mais injustice sociale boobu doon du dong Mbousnakh Ngourbane boo demee tey joxe naa fi exemple ñaari yoon Njaman ak Rof mais motul sax daanaka 200 kilomètres. 200 mètres lay wax. Rof ci commune bu Malicounda la bokk. am na courant am na ndox am nañu jàkka muré nañu seen i kër comme ville bu ndaw. Njaman bokk ci commune bu Nguéniène amuñu ndox amuñu courant toujours village nga gis différence su maire yi c'est-à-dire Mbousnakh Ngourbane bii nii
état bi am na ci part de responsabilité certes mais diggante Tassette ak Thiès. bu fa dëkk nekkee di souffrir yenn coono yi ci ku xam yoon boobu da ngay xam ni maire ya fa nekk ñoo tële. maire yu bëri yu fa nekk dañu tële parce que dañuy jéemu benn effort. am na yoo xam ni xëy na xaalisu maire yi antanu ko mais maire dafay am connaissance am ouverture am ay lijjanti am ay jokkalante pour mën a sàkku ci gouvernement bi ñu jagleel ko ci budget déwén lii nga xam mooy jokkalantey fiil ngir mu egg ci village bi jokkalantey tiwo ngir mu egg ndox mën a yegg ci village bi loolu ay démarches yu ñuy def la mais bu fekkee maire boo xam ne xamul lu dul am benn 505 jëseelam dem ñëw sol mbubbam xew am mu toog di jéem a naan te toog ci nit ñi di gerte caaf foog ni ma waxee gole gi jamono dafay évoluer nit dafay am nàcc tel xel xam nga artiste bi doon wax ni sànq lan la am ci gouvernement bi ñaqam ak njàngam ak xalaatam dong moo ko jox benn tur bu waa dëkkam am ci moom yaakaar ni mun na porter seen kàddu mais tey maire ba fa nekk moom moo wala baatam waroon a gën a jóg ngir muy demander ci gouvernement bi ñu dimbali yenn village yi am na yenn xeetu nekkinu village yoo xam ni dafa war a xew bi ci Sénégal tey parce que jamono moo tollootul foofu mais bu fekkente ni bii ñu ngi continuer di naan ay ndoxi teen kenn bañul teen certes parce que teen am na sax ci ville yi parce que ak suñu seen eau bi moom ko waajalul teen itam bu yóbboo nga waajal parce que joxuñu kenn ndox mais yu mel noonu dafa war a xewi ngir jëmmal ni maire yi am nañu xalaat loolu moo tax jiite benn commune ñaari mandat ñetti mandat dañu war a indi ci loi bu Sénégal mu doon loo xam dafay dakk mais jiite commune fanweeri at ak benn jiite commune ñetti mandat yoo xamante ni bi ay 5 ans wala 6 ans la mais loolu teguwul fenn dëkk bu am lu ëpp fukki junni nit wala ñaar fukki junni nit benn maire nekk fa jàngul mënut a bind turam xamul dara amul benn vision amul lu mu soppi ci melokaanu dëkk ba mais dañ ko fa war a jëlee daal di am changement tuuti. ñu fa war a jëlee biraay xanaa di fàttali kon nag li nga wax maire yàgg yooyu Mamadou Sarr responsable politique la bu gëm sa bopp sa Taïba Ndiaye moom élection 2021 nee na faw mu samp ak ndëndëm ndax maire bu nekk sa Taïba Anilo def na ca fanweeri at ak benn kon nag na leen abal keneen dikk du ñàkk nañ teewlu ay kàddoom si sunu yeneen jotaay xibaar Birahim Diadji Touré rendez-vous bi kon 12h. incha allah si Zik FM 89.7 jot xibaar. le journal. falu liir juddu. nga nekk ci nguur ba liir boobu bi jaaw c'est un problème nekk ci nguur googu ba liir boobu bi jaaw te nga respecté nga ñi nga jiite mais loolu sérieuxul wala nga falu bala nga fi jógee après démb la fa jëlee ci dëkk boo xam dafa am démocratie ku nekk war a ñam te yàlla sax di changer bisi ah non plus de 30 ans dafay ëpp jaajëf le député du peuple rendez-vous 13h incha allah ci kàllaamay Kocc waaw incha allah jaajëf Zik FM 89.7 ay te pàcc bu mujj bi soxal bi la jotaay xibaar li yéen kaay xëy fësal lay doon ndax nag El Hadj Ahmed Aïdara bismillah Macky Sall day woote na de la solo yéene kaay ne président Macky Sall day ginnaaw yi système yi nga xam ne doon na ko def ci hôpital yi waaw nee na maa ngi woo askanu Sénégal gépp ngir ñu dem kon ñaxu ji vacciné wu waaw sur saane taabal jëmbaa tool ya rek ñaxu ji wala bar sax maar di taali ñaxu ji rek wala dee bu ñu sukkandikoo ci bilan bi nga xam ne day moo taxaw ni la fukki doomu aadama ak ñeent ñoo dee ni ki kon démb laa la wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la mbas mi fi duggee ak léegi junni ak ñetti téeméer ci ay doomu aadama dee nañu juróom fukk ak juróom-ñeent day ña nga soowee taas diggante dund ak dee waaw yéeni kaa gi ne heure bee garaaw benn xeetu garaaw goo xam ne day looloo tax ba président Macky Sall waaw ni ki démb nag dem na ca hôpital Dalal Jàmm gële ca Guédiawaye ca Grand Yoff ca Fann ak ca hôpital principal bu Ndakaaru gos boobu di ne Macky Sall kay joxe na nag avertissement yu mujj yi parce que président Macky Sall nee na yow ci jamono yoo xam ne day doomu jàngoro ji waaw ma ngay gën di law bu continuer ni la hôpital yi kon dootuñ mën ci dara de maar di tali waay Macky Sall nee na waa kër docteur fukki weer ak juróom benn ngi ni la ñuy xeex kon nag ñun askan wi war nañ leen a jàppale président Macky Sall yamu ca ndaxte Kor Marème nee na ñun nag suñ taxawaay ci xeex bi la mooy ñuy respecté li ñu waa kër docteur wax mesure barrière yi waaw bàyyi ba jante jàll nga topp ca watatuka médecin après la mort critique yéene kaa ne waaw médecin après 1300 morts allahu akbar bàyyi ba junni doomu aadama ak ñetti téeméer de ngay jóg naan da ngay jéemal la mar la mbari Macky Sall agenda politique am ca boppam kon lay dóor ngir indi saafara daar ngir génnee réew mi la ci guute gi nga xam ne kon moom la ne ak doomu jàngoro ji nga xam ne kon fi mu nekk nii maar di taali waaw parce que nag yow toog nga bëkkee su néew yi lée di jaaba jonge kon ci biir armeel yi lée nga doog a jug naan xaar leen ma gaaw yëngu ñeng patiti patata tribune yéene kaa ne bi mbas mi amee léegi day atu yàlla junni ak ñetti téeméer ci ay doomu aadama ñoo dee gis nga corona gi du caaxaan de corona gi du ay caaxaan de du fo de laaste
moo taxit Abdoulaye Diouf Sarr Macky Sall yëngal gësam na ko de Abdoulaye Diouf Sarr ci Vox Populi waaw nee na kaay ni ñuy yokkee ni lée moo gën a gaaw fop ñin li ñu soxla ci ay lal fu nit ñuy tëdd waaw Mamadou Lamine Diallo ci 24 heures ne ko waayow ana xaalis bi looloo jar a laaj ndax kaay ni ñuy yéegee ni lée waayow junni milliards yi ñu fi dajale woon foo Covid ba waaw mais xaalis boobu anamu xaalis boobee daal bu ñu sukkandikoo ci tey jilee ak li ñu gis mais jariñul dara mar di taali Mamadou Lamine Diallo ne waaw parce que corona bi ci boobu kon moo ñu ëpp doole mën nañu kon daal xaalis boobee jariñul woon dara lu dul noo xóor wan nakat yi nga xam ne ñoo nekk ci nguuru Macky Sall gi lée ak communication bu yées l'observateur ne gis nga wàllum corona gi lée waa kër docteur day mënatuñ ko fi mu nekk ni ñi ngi dund ab détresse koo xam ne kay mar di taali docteur Ibrahima Fall médecin la dala jàmm waaw nee na ñun suñ bopp yi dafa tourné traumatisé wu te la ko def te dara dul ay nit yoo xam ne ci seeni kanamu doom la ñuy dee nii la ilaha illallah docteur Khadijatou Diallo Mbaye hôpital Fann waaw nee na damm nañ taay nañ waa kër docteur sonn nañu lool mais ñu bëree ci ñoom dañoo feebar 24 heures yéene kaay ne mais Macky Sall aussi est-ce que waxtu yu jotul ngir mu baalu ak Sénégalais yi waaw am na ca part de responsabilité bu rëy waaw parce que nag ñu bëree ci Sénégalais yi day jàpp nañ ne gis nga Macky Sall mi lée lu njiik moo ñàkk moo ne ca kanam laa la wax ci troisième vague bi lée même bu dee sax ay suqam ñi ngi koy jéem a setal ak yooyee bépp discours boo xam ne kon Macky Sall wala ministre bi yëkkati nañ ko naan yaay booyoo Sénégalais yi def leen lii wala léeg-léeg caaxaan la daanu ngeen nangu leen ne def ngeen erreur te erreur bu xasee ba am rek am na erreur la mais nangu leen ne def ngeen erreur te baalu Sénégalais ak tamit day tax rek carte gi yënguwaat loolay dëgg baalu leen nit ñi ak wax ci jeex réew mi ko di yéene Macky Sall kay daa changé stratégie communication di waaw parce que président Macky Sall day weeru mai ba la ñu génn daal menacé rek Figaro dem na ba ne Macky Sall day ma ngay menacé ne dana tëj kon frontière yi lée bu doomu jàngoroy continuer waaye gis nga démb na nooy la woote waat na nooy rek na nooy douce way na ngeen dem ñàqu ji troisième vague bi dafa ñëw ak variant delta bi way na nooy ndànk na nooy léegi nañ leen jublu ci na nooy Macky daal démb fii la ko téye yéene kaa gi ne waaw parce que boo daralee day askan wi ci boppam tam dañuy daral braqué wu xoolal la xew ca conseil constitutionnel gële le quotidien yéene kaa ne de conseil constitutionnel kay léegi na complet na waaw Macky Sall indi na Mamadou Badio Camara Aminata Ly Ndiaye ak Diaw Mbow ne Macky Sall kay placé na ay magistrat de laaste Mamadou Badio Camara day ak Demba Kandji non ñooñu moom gars yi nguur gi lañ quoi régime Sall bi Dakar Times Macky Sall ci Asso Badio Camara waaw Sadio ci 24 heures waaw ne ndaw lu ñaaw lii dafa ñaaw salte laa la wax suñu caatum réew mi constitution boo xam ne dañu koo daxal salteel ko teguñ ko ci dara lu dul yëfu maa tey yéem koo maquillé noone waaye lii ñaaw na waay li nar a ñaaw kay tribune yéene kaay nee na ajate élection locale ya maar day taal ñi nga xam ne ñoom ñoo day ne ma fa koy am na